ñun dañuy ñëw rek fekk fi modèle malien bi ñu bàyyi ko fi teg na boobu taxu ñoo jóg kon nag moom Ousmane Sonko ci moom nee na Macky jusqu'en 24 on n'a rien à lui dire sauf travail man itam je dis Macky travail t'en fais pas. yow Pape Makhtar bonne perception peut-être ngay def avec tout ce qui a été dit depuis le début suñu gisee après confrontation yi fi jotoon a am après le discours du président de la République Macky Sall et le rapprochement du docteur et Ousmane Sonko. waaw mais loolu nee na dama koy rafetlu parce que aussi bu Sénégal wootee war nañu mën a fàtte suñuy divergence xool lan moo xamante ni moom moo ñu war a boole ba ñu mën a résoudre ay problèmes parce que boo jëlee mbir bi nga contextualiser ko mi ngi tolloon ci jamono joo xamante ni ñu bëri dañu nekkoon ci incertitude bu taxawee nag mu am ñaari génération bii di suñu ay papa ñoom am nañu lu ñu xam am beneen génération boo xamante ni ay ndaw nañu peut-être am nañ détermination te lu Ousmane Sonko mën dem doxi ji docteur Ahmed Khalifa Niass mënu koo dem doxi ji donc ci sens boobu yaakaar naa ne bu ñu ñëwee waxtaan ku nekk di nga mën a jël dara looy yóbbu lu Ousmane di jël nag mooy ëpp parce que Ousmane aussi dina bénéficier wu ci li nga xamante ne mooy expérience su docteur Ahmed Khalifa Niass nasaraan dafay naan médisance dafay juddu ci li nga xamante ne mooy ci inconnu nit ki di nga ko médire parce que doo ko xam mais boo toogee waxtaan ak moom si ngay xam lu bëri ci nit ki ba li nga xamante ne dañ la ko doon rapporter ay propos da ngay xam ni kat ñii dañ la doon wax loolu pour jéem a yàq sa digganteeg moom alors que ni li nga xamante ne mooy information yu baax yi. C'était ton cas bi nga ko demee woon seeti. Pardon? C'était ton cas bi nga ko demee woon seeti ba Omar Faye doon la tooñ. je reviens pas sur ça alors comme saa yi ma toogee rek ngeen Ousmane Sonko seeti naa ka man ñu may seeti Ousmane Sonko ci gën a kii bëri na ñu may seeti naa Khalifa Sall bon en tout cas intéressé wu ñu bëri seeti naa Déthié Fall intéressé wu ñu bëri mais Ousmane Sonko comme dafay poser un problème au Sénégal boo ko seetee rek dafay poser problème donc en tout cas dama ni rek vraiment situation bii ñu toll tey jii ñu jéem a fexe ba rassembler Sénégal ak ñi nga xamante ni dañuy def fierté Sénégal ci autour de l'essentiel moo ëpp njëriñ que ñuy créer ay division ak ay clan dama jàpp ni que tey ñiy xoolee classe politique bi comme genre benn bipolaire loolu dafa nekk lu doy waar côté bii ñii côté bii ñii te am na loo xamante ne aussi nee na nañ si def attention bu nekkee président de la République Macky Sall bi nga xamante ne dafa war a dégg revendication askan bi bu nekkee moom mi nga xamante ne dafa fal ay ministres yu ko war a conseiller moom moomu bu demee ba dañuy blender accès ba kenn mënu fa jot dafay poser problème parce que li nga xamante ne jot na koo def ci discours am bi nga xamante ne ba confrontation ak affrontement yi amee li mu wax dafa doon lu révélateur dafay firndeel que ni moom nekkul woon di dégg information wala nekkul woon di dund réalité yu Sénégal yi di doon dund li ñuy wax ci télé yi gaaw ko woon dégg parce que créé woon nañu benn peut-être écran de fumée boo xamante ne da ko doon empêcher mi gis la réalité mais loolu tey jii réalité de la rue moom moo ko delloo donc man je crois que ni li mu waroon njëkk a def mooy xoolaat ñi nga xamante ne ay conseillers am nañu parce que aussi conseillers am yooyu noonu bu ñuy fexe ba li nga xamante ne mooy les vraies informations du ñu dem ci moom beneen problème lay indi mais leneen li aussi gis nga nene dafa am loo xamante ni buñ ko gisee mii lu baax dañ ko war di wax docteur Ahmed Khalifa Niass mi xaarul président Macky Sall ci 100 000 logements moom mi ngi toog mi ngi nekk actuellement di construire à Niague 100 logements yoo xamante ni état bi def ci dërëm financement propre te 100 logements yooyu fii ak ay weer nga dégg ni 100 logements yooyu nekk na lu effectif dëgg la dañuy naan état bi lan nañu defal mais ñun aussi lan nañu defal état bi donc je crois que ni il faut Sénégalais yi nga xamante ni dañuy def lu baax ci askan bi dañuy jël seen alal di ko delloo askan bi sànq yaa ngi wax ay acte de bienfaisance yi nga xamante ni da koy def yooyu dafa jar ñu koy rappeler Sénégalais yi parce que am na ñoo xamante ni liggéey nañu ci réew mi du ay turu papa nañu liggéeyee ba am li ñu am du ay turu yaay nañu liggéeyee ba am lu ñu am dañu liggéey ci réew mi ba am li ñu am jël seen alal boobu di ko delloo ci askan bi donc ñooñu vraiment dañ leen war a jox li nga xamante ni mooy égard beeg respect beeg lépp li nga xamante ni considération bi nga xamante ni dañ koy yelloo ñooñu nag bu ñu leen amee man damay gën a am attitude koo xamante ni day déglu koo xamante ni day ñëw fii tey jii di waxtaan ak ki nga xamante ni papaam la que attitude yeneen yi nga xamante ni dama koy am ci ñenn ñi parce que tey dama nekk ci position jàng mais nekk moo ci position waxtaan. tu as intérêt en tout cas Omar Faye gis naa la ngay reetaan da nga d'accord ak Pape Makhtar. Pape de tey moom galaas la rek. xale moom day jàng. Pape galaas la teg tey. man de jaaxal na loolu sama xel ndeysaan ci moom galaas laa teg waaye ci yéen ñii mii na fi jéey mii di sewal bët borom lex yee mi ni sama bos borom mbubu bii bu rafet bi rek ak kii maa ngi leen di déglu. xam nga nag yëpp ñoo tax nag yëpp ñoo tax.
kon tey indi wax xam-xam. nee na lool. alors justement oui peut-être revenir un peu sur l'actualité parce que yow tamit gis naa la tey quand même gis naa ñuy wax am nga ci sax peut-être ay mots yoo ci joxe mu di gaz bi manqué Omar Faye ñu jiiñ ko peut-être Total ne que gazu 12 kilos bi dafa manqué ñu jiiñ ko Total ban jàngat lañ ci mën a am ak naka nga koy analyser parce que gis nañ nga def ci yenn réaction waaw xam nga nen man réew mi dama bëgg a jaaxal ma Oustaz man réew mi jaaxal na ma. ci lan. président moo ne déglu naa leen am naa yéene si ñetti at yi génne lu mat 450 milliards mettre ko à la disposition des jeunes pour que ci ne mën a doon acteur de ton propre développement et du développement de ce pays. nga jël une société bu ñuy wax Total. ñuy defar gaz bouteille gaz bii jar 12 kilos bi ñëpp xam nañ ne temps yi dafa manqué. amatul. Total boobu tey état du Sénégal bëgg ko jël mu yor monopole di joxe di distribuer gazu 12 kilos au détriment des Sénégalais loolu noonu ko mën tuddee Pape Matar am na loo wax léegi. góor gi toog c'est un pionnier du secteur privé national. En dehors de ce qu'il a dit. J'ai vu ces bâtiments ces immeubles yoo xamante ni da koy loué ak ñit di fa ne lu mat 30 personnes di fa liggéey ñii gère di garder fii ñii def la c'est de l'emploi et seul le secteur privé peut régler le problème du chômage des jeunes dans ce pays. Seul. État du Sénégal bindal lettre circulaire ne dañu signaler ay bouteilles yu 12 litres yu xamante ni ne amul peinture kenn xamul amul identification ñu ne yooyu bu ci kenn solati ñu ne ay kan muy ay Touba Oil ay Puma ak ñeneen ñi nga xamante ni ne dañ yor ay centre de remplissage des bouteilles de 12 kilos ñu ne ñooñu bu leen ko defati. ñu ne kan moo koy def ñu ne Total kese moo koy def te Total en dehors de bouteilles yi mu yor day utiliser bouteilles yooyu nga xamante ni amul peinture di ko jaay photo yaa ngi nii wan nañ ko wane. léegi Sénégalais yi nga xamante ni ne dañ ko doon jël di ko jaay ñu ne leen bu leen ko jaayati moo indi pénurie bi 900 tonnes mooy am par mois 900 tonnes par mois 500 yi Total la 200 yi Touba Oil yeneen 200 yi Puma la ñu ne yéen bu leen joxeeti lépp la ko Total joxe yooyu mooy indi révolte dans un pays alors que ñeneen ñi nga xamante ni ne dañ doon defar bouteille yu 12 kilos di ko jaay fu mu nekk ni am na 50 dépôts yu tëj te 50 dépôts yooyu ku ci ne le minimum d'emploi yi nga daan créé 10 la ça veut dire que donc il y a 500 emplois est-ce que loolu xel mën na ko nangu te yow ngay wax promouvoir l'expertise locale bëgg am ay sénégalais yu doon milliardaires bëgg am sénégalais dans tous les secteurs mu am sénégalais yoo xamante ni dañuy exceller ba bu ëllëgee duñu am problème nga bëgg a jël Total bii ne ko léegi loolu yëpp yow yaa ko def fu mu ne ñoo ñëpp amatul kenn ku osé tey remplir bouteille 12 kilos parce que boo ko rempliré lu mu néew dinañ la amende lu mat 1 milliard moo am circulaire baa ngi fi kenn du ma weddi ki nga xamante ne moo yor Total bii tey Amadine Sy la tudd moo nekkoon directeur de cabinet ministre du pétrole tey moo ko yor groupement wu professionnels yi nekk dans l'hydrocarbures kooku lañ jox primeur bi ministre bi taxaw di ko gis mu xam ne lii la Total di fi nekk ñu bàyyi la ñu def la neex mais fii réew mi aussi nit ñi bàyyee vraiment ay Total d'accord on est dans un pays mais ñu ne ñoom il faut ñu jox monopole yi ñeneen ñi nga xamante ni sénégalais yi lañ il faut ñu tëj ministre bi di ko gis ñëpp di ko gis te kenn waxul loolu la ñuy wax ne aujourd'hui Total est devenu un enfer pour le peuple sénégalais et pour les Sénégalais on est en plein Ramadan. alors Ahmed Khalifa Niass mii
toog di jëf ay jëf yu baax. mu am yeneen homme d'affaires sénégalais yoo xamante ni ne tey instant bi ma lay wax nii ay tonnu ceeb ñi ngi dem si àll bi ay suukar ñi ngi ñëw si dëkk bi di dimbali néew di doole yi ñoom ñu ne ñoom ñoo seulement dimbali ñu néew doole yi mais léegi ñu ne leen léegi lépp luy monopole ci 12 tonnes 12 kilos li nga xamante ne mooy gaz mooy kii bouteille gaz yi léegi yéen a koy def au détriment des Sénégalais loolu nu lañ ko mën a expliquer nee na. alors justement peut-être docteur loolu tamit ban jàngat ak ban analyse lañ ci mën a def parce que gisoon nañu ce qui s'était passé par rapport ak Auchan ci manifestation yi nu ñu doon attaquer les entités françaises tey Total ñu yor waxu monopole par rapport ak gaz 12 kilos yi est-ce que du indiwaat beneen révolte ak comment est-ce qu'on peut faire peut-être pour freiner tout cela. waaw ñu kii ko quand Omar Faye bi mu waxee xëy na noonu laay waxee ici mais xëy na naa ko formuler autrement premièrement pour la première fois Total Sénégal am patron bu dul tubaab si la sant deuxièmement Total Afrique nga xam ne ca France lay siéger directeur ba Sey la sant c'est un Sénégalais gannaaw moom ki ëpp doole ci ñi administré Total bi nga xam ne multinational la Nguer la sant c'est un Sénégalais mbiri monopole bi dafa am ay avantages am ay inconvénients inconvénient bi bu dee ku mu neex nga daaj sa bouteille gaz indi ñu jaay la mu gën a yomb bouteille yooyu ëllëg day exploser rey ay innocent gaañ ay nit créer ay incendie donc bu dee da nga yore monopole bi bouteille yi ngay joxe bu dee explosion mi nga am ci bouteille yoo xam ne yaa ko joxe loola da ngay nekk responsable parce que ñun tam dañuy assurer seen bopp ci loolu mais loolu mi ngi mel ni Mali nga xam ne da nga dem litre essence du jar lu ëpp 300 francs mais li ko war mooy station service amatul contrôle amatul borom ñooñu jaay essence bu yomb bi buñ defee ci camion bi 15 tonnes danañ ci yokk 5 tonnes ndox kese dem jaay ko ni ñuy jël il faut que ñu xam ne dans parce que même yàlla ba muy araamal alxuraan ba muy araamal kii sàngara jógur na ne bu leen naan dafa ne sàngara ngi nii lu bëri njëriñ la waaye nag boo peesee njëriñam ak loram lor ga moo ëpp doole ñu déggee ci nag ñun ñi nga xam ne alxuraan ci ñun la jëm maanaam waxee ko autrement que ni ko Omar waxee mooy loolu njëriñ la mais y a des contrats ñu nga bind ci contrat ya li nga xam ne lii yëpp bu amee moom mën na perdre contrôle bi na nga jël tey rek juróomi kër wala fukki kër yoo xam ne ci mi ngi taaru ci réew mi ñu am explosion ci gaz boo xam ne Total mooy yore monopole bi kooku mën nga dem tribunal ñu àtte la mais butéel bi ñuul dara binduñ ko ci c'est un danger pour nous tous mais xëy na li ma wax lu ci bëri moo li Omar Faye wax la mais dama ko formuler autrement. waaw non mais foofu baal ma tuuti c'est-à-dire que yi nga xamante ne Total dañ ko peinture dañu demander ministre de l'énergie ministre du pétrole ñu jox leen autorisation autant aussi ñeneen ñooñu tamit dañu bind ministre bi bañ attention du ay Total dañ ko jox monopole bi c'est-à-dire que ñooñu nga xamante ne dañu am même droit que Total dañu saisir le ministre ne ko ñun aussi comme dañ ñu wax pour ñu identifier suñuy bouteille nous sommes prêts à identifier mais ministère dañu refuser pour ñu identifier leen te ñooñu dañu am centre dañu yor ay centre yoo xamante ne c'est des centres de remplissage comme Total mais l'aspect sécuritaire ça revient à l'État du Sénégal de prendre des dispositions mais bu dee identification yi ñeneen aussi ils sont prêts à ce que ñu identifier leen comme Total parce que Total tey léegi nii bouteille yi ma génn yi ñu wan nii boo demee ci station Total yi am na ñoo xamante nii ne amuñu identification kenn defu ci Total te ñu ngi remplir donc monopole boobu la ñu bëgg assurer moo indi lii tey parce que maa ngi dégg le directeur du commerce intérieur du commerce intérieur mu ne kas yi fi amoon moo tax du am c'est faux
Comment ça c'est faux, c'est parce que on a refusé aux autres centres ñu bañ a remplir bouteille loolu la et je le mets au défi lui. alors c'est-à-dire il veut expliquer mais yooyu ça n'existe pas. ci loolu sax laa bëggoon laaj docteur parce que ni nga ko waxee le directeur du commerce Oumar Diallo. docteur dafa wax ne manifestation yi amoon ndaw yi toj li nga xam ne mooy Total yi ak yenn station d'essence yi moom mooy indi pénurie bi est-ce que explication boobu mën nañ ci basé wu pour que le Sénégal quand même les ménages restent plus d'1 mois amuñu li nga xam ne mooy gaz bu 12 kilogrammes bi. waaw maanaam waxuma ne man du ma dañ mukk di wax ne xëy na ñoom Total ni ñuy doxale am na ci loo xam ne du noona man mii di wax ak yow xam naa Total ndax Total samay locataire lañ am na fu ma ay seeni barab yu ma leen loué weer wu dee dañ may verser sama loyer donc xamante naa ñoom ndax léeg-léeg ñu tardé may waru leen tardé ndax xaalis bi yëpp yéen a ko yor waaw mais c'est pour dire que loolu Oumar wax am na le langage politique est très difficile à tenir parce que ceeb jigéen ji togg ceeb bul ko fekk fa muy cayee xam ngeen cay mooy bu dëgalee diwlin ji ba mu saas mu sànni ci soble si nga ni mu xëy loolooy cay ñu dafay cay muy rosi waaw rosi ba tey rosi ci la bokk ñun cay lañ xam saalum saalum te waaw maanaam jigéen ji foo mu neex a fekkee booy bu toggee ba pare ba sangu ba solu xëy ñëw toog waaye boo ko fekkee fa muy cayee da nga ne saxaar rek fa nag tet gu xesaw ak nangam ak nangam ak nangam nit mën na faa jigéen ji mën naa lakk ca waañu bu doon jigéen ju lakk ca waañu bàyyi kon ñu bari duñu añ waaw kon nag ce qui est important loolu Omar wax c'est vrai mais il n'y a pas que ça léegi lii nekk Total tey mën na nekk keneen ëllëg xam nga bu njëkk Total bu benn station kenn ñëwee ubbi station ci jamonoy Senghor ak Abdou Diouf ba ci diir ci jamonoy Abdoulaye Wade ñu commencé naan diplôme ak ay Touba Oil ak ay nangam mais am na loo xam ne ñoom tubaab yi ñoom ñoo am li ñuy wax der bu ñuy sàmm tey jii boo taxawoon ne diw njaay nangam taal la ñëpp kenn la wax dara waaye boo dee diw ñas wala diw si wala diw mbàkki ñu attaqué la maanaam Total itam ci biir ñiy jaay énergie ci biir àddina bëggul ko yàq deram am na loo xam ne buñ ko defee mu delloo licence bi ay obligation la or am na fii loolu mi ngi mel ni nga ne oto yi nee nañ oto yi am assurance bu ñu daw parce que oto yi amul assurance ñoom ñoo war a daw parce que dañoo yombal paas bi def lii def laa foo leen ñu fekk la fa nangam mais ñooñu buñ la mbëkkee baal ma àq rek lañ lay wax borom baal ma àq duñ ko privilégié par rapport ak ki nga xam ne yi nga mbooleem dañ ñuy yàqal ci affaire yi assurance fay na leen ko bu yàgg ki nga xam ne bu yàqee mën nañ koo dab ak ki nga xam ne bu yàqee mënuñ koo dab duñ leen yemale bu njëkk l'assurance n'était pas obligatoire léegi c'est obligatoire je crois que dañuy randu vers une société structurée te loolu moom nañu woowee sous-développement li nga xam ne ku fi mu ne nii ku la oo ci téléphone wax la yoo xam ne neexu la yow boo ko constaté policier rek day uji tribunal te loolu amuñ ko woon c'est que man d'accord naa ci ne Total peut mieux faire bu ma dama koy annoté peut mieux faire laa koy kii d'accord waaw non c'est pas parce que na ma baal c'est pas parce que Total dañuy dem juste ci waaw c'est-à-dire dama bëgg a wax sax c'est pas parce que Total peut mieux faire oui Total dafa am wàllam ñeneen ñi am seen wàll ñu bëgg a jël wàllu ñeneen ñi jox ko Total mais Oumar loolu laa wax quoi c'est juste des spéculations. non des spéculations non c'est pas des spéculations non alors benn firnde bi wane que ni dañu bëgg jël monopole bi jox leen ko. pour des raisons de sécurité. quand même nañu waxante non du raison de sécurité non déglu ma ne du raison de non du raison de sécurité dama la Oumar bàyyi di wax ay spéculation bàyyi nit waxee xam nga yow yaa ngi wax ba léegi kenn waxu la bi nga waxee góor gi sans logement ñëpp ko rafetlu non bàyyi di wax ay spéculation non les gens ne spéculent pas
les gens ils disent ce qui se passe dama la wax ay wax dama la il y a une lettre circulaire. non waaw dama la ma ne il y a une lettre circulaire venant du ministère du pétrole loolu laa la wax. lu mu ci teg. xam nga la ko wax lu mu ci teg. dañ ne dañu ma signaler ne. waaw. am na ay bouteilles gaz yu xamante ni ne moom la ñuy wax bouteille neutre yu nekk ci dëkk bi ñu siy sol gaz yu 12 litres. alors que li mu wax ça n'existe pas. non officiellement. officiellement loolu laa la wax loolu non dama ne non du spéculation dama ne du spéculation. non dama ne du spéculation non déglu rek. non dafa naan dama ne déglu maintenant on a parlé. non dama naan on a parlé. non amul non identifié moom la Total yor moom la Total yor moom la Total yor. ku ko ci mënti yor. Total moom la yor nii. ku ko ci mënti yor. waaw donc bu la spéculation nee na Total moom la yor. non ku ko ci mënti yor. waaw kay dañ ko wax mais yow non c'est-à-dire Pamela dans le débat il faut qu'on ne soit pas contradictoire. Comment ça? On ne peut pas aujourd'hui. Il faut qu'on s'écoute aussi. waaw d'accord moom laa ko dama ne il faut pas apporter la non dama ne jël ngeen seen wàll. du lekk bañ koy wàll lan dañuy waxtaan du ay affaire ay kéegi dañuy waxtaan ni waxtaan bi am na solo li muy wax ni aussi am na solo. dama ne il y a une nouvelle stratégie des sociétés françaises. Il y a Eiffage International. Mais aujourd'hui, il y a Eiffage Sénégal. C'est une stratégie des sociétés françaises. tey bu fekkee ne am na marché boo xamante ni ne société bi ñu créé au niveau local mënu soumissionné ba gagné ko dañuy indi l'international. C'est ce qui s'est passé avec l'autoroute à péage. C'est ce qui s'est passé avec le projet Tortue. Là où passe mooy gaz bi war a jaar Total Eiffage gagné ko mu war a jaar foofu mooy avec British Petroleum pour dem de 200 et quelques milliards. dañu jëli Eiffage Marine. pour mu liggéey ko. maintenant aujourd'hui les stratégies c'est de mettre à la tête des structures des Sénégalais pour sénégaliser leur société alors que ñooñu c'est des bras des Français ils ne sont pas là pour le Sénégal ni pour les Sénégalais. parce que même Sococim mais je te donne l'exemple de Sococim ma ne Sococim je donne l'exemple de Sococim waaye dama ne Sococim waaye dama ne xam nga yow man fi ma dëkk waaw kay xam nga yow mais il faut que mu dégg waaye ma ne yow amoo société boo xamante ni sax am na français Omar Faye dama ne bàyyi ko ma wax dama yor Sococim groupe Vica moo ko moom ka fa ne Sénégalais ñoo ko xeexal benn tonne ciment mënu ko indi Youssou Mbargane waaye dama lay wax rek c'est contenu local pour te dire c'est-à-dire il ne cherche pas non il ne cherche pas l'intérêt des Sénégalais d'accord mais nee na dama bëgg rek mu wax la nee na s'il te plaît parce que en fait c'est important je veux pas que ñuy insulter aussi ay Sénégalais yoo xamante ni dañu jàng fu ñu war a jàngee yore seen i diplôme ñu dénk leen structure ñu ni c'est des bras armés de kii wala de kii. ñooñu seen xam-xam ak seen xarañte moo leen teg foofu bien que man je suis contre entreprise française yi nga xamante ne dañuy ñëw def accaparement mais aussi bu ñuy nuwee dafa am ay bouteilles yoo xamante ni non identifiées. kenn xamul lan moo ne ci biir fan nañ ko defee fan nañu solee gaz bu si nekk bu état bi jógee ni da koy surveiller da koy régulariser mais man damay saluer parce que xamul li muy wax dafa am centre am na ay centre de remplissage yu xamante ni état moo la ko autorisé yow xoolal li ngay wax yow li ngay wax xamoo ko sax dafa am ay centre dafa am centre de remplissage da nga koy xam yooyu mais bul wax nii rek pour wax. Omar. weeru koor lañ nekk déjà. nekkuñu ci Ndoumbelane réellement donc il faudrait qu'on apaise les ardeurs calmer les ardeurs un peu nañu dégloonte ma ñëw ci. yow kenn xamul sénégalais ngay xeexal wala yow étranger ngay xeexal. yow xamul yow ban position la tu es sénégalais ou tu l'es pas. Omar Faye ak Pape Matar. ñoom ñaar ñoo bokk fauteuil. derby bi baax na foofu mais man xam nga. yéenay wax waxu gaz waxu gaz ngeen di wax. pour des raisons de sécurité dépôt gaz yi dafa jege dëkkuwaay. ñi jël kër def ko dépôt mu jege ay gaz pour des raisons de sécurité amul fu ñuy évacuer station yi dañu uuf kër yi loolu ñuy gérer wàllu sécurité nañ ko wax beneen bi li sama papa coon yàlla na ko yàlla yërëm doon woye ci ay jamono naan jamono soppeeku na diwliñ meew essence gaz dafa cher. ñun Sénégalais gaz bi ban couleur la intéressé xam lu leen intéressé njaboot bi na cin tàq parce que ñi nga xam ne dañuy togg ba seen gaz jeex nga tourné na gaz bi jeex na pour nga am këriñ mu nekk difficulté au même moment coow li lu muy bëri nit ñi ils n'ont rien contre la France mais cette mainmise sur suñu wàllu économie yaa ngi doon wax Total bi ñu fi indilee autoroute à péage Total lañ fi joxoon station il a fallu des combats pour que ñu jël ay firmes sénégalaises teg leen fa
tubaab bi tey bu leen neexee si seen marketing opération de marketing ñu wut ay quelques visages noirs pour un peu sénégaliser même tubaab bi mu ñuy coloniser di fi ñëw ay nit ñi ñuul la doon utiliser. saa man lu ma gëm tey même suñu plaatu ndogu boo ko tegee li bëri ci lu ñuy ndogoo bitim réew lay jógee bu ñuy wax wàllu emploi balaa dara secteur privé national bi ñu dooleel ko mais ban secteur privé national la ñuy dooleel mooy secteur privé national boo xamante ni am na patriotisme li ko réew mi jox fas yéene na koo delloo investir mais bu dee société privée boo xam ne tabax ay étages tëdd ci seen piliaan wut seeni business boobu liñ doon wax ni coole lu muy bëri mooy ndaw ñi nekk ci réew mi parce que président moom moo toog juróom-ñeenti at mu ne il a compris bon je me pose la question 9 ans après le comprendre ci 3 ans yi est-ce que comprendre na réellement est-ce que dafa jóg pour régler problème mu ndaw ñi wala dafa jóg pour apaiser la tension sociale parce que tension sociale boobu tombeek tension politique mu mel ni kuy génnee tàngal pour calmer situation bi ndaw ñi nekkee parce que bu ñu fàtte at bii ndaw ñi dañ ci dem ci Barça Barsaq parce que ndaw bu demee ba ne la ñaari laa am Barça mooy naa egg tukki ndax ma mën a tekki wala Barsaq naa teg suma bakkan situation boo xamante ni bu ñu jëlee ay projet di ko jox c'est bien j'applaudis mais sam problème mooy sam papa Ahmed Khalifa daf ko wax sànq mooy suivi ak évaluation donc bi muy wax projet naan dërëm bu ñu dugal ñu topp ko ba xam kan lañ ko jox fan la ko dugal mais ñun mënuñu am suivi ak évaluation barki démb invité ngeen fi ab député mu toog bi ñu xoolee yi ñu financé yépp gox bi mu dëkk moo ëpp financement lan moo tax moom gox bi mu dëkk moom mu am fa 487 millions yu jógee ci DER yeneen gox yi mu dëkkul te gox yooyu ëpp leen askan am 40 millions 46 millions donc li ñuy wax problème mu équité sociale DER bi lan moo ko taxoon jóg est-ce que c'était pour régler des problèmes politiques parce que président bëgg na faluwaat bëgg na am ndaw ñi bëgg na am jigéen ñi toog nañ fi ñu teg ay structure ay ANEJ PAPEJ-F FNPJ boobu ba léegi ndaw ñi nekkul woon ci këru politique gu Sénégal c'est ça la vérité balaa ngay jël financement di ko jox nit jàngal ko ni ñuy nappee mais tey chômage pour régler ko je crois que du ci financement lay déparé fi muy déparé mooy ñu xam ban politique la ñu am de formation xale bi nga xam ni eggul lycée nan lañ ko mën a tàggatee defar ko ba mu am qualification projet école bi ñuy am fii ak fukki at yan métier la ñu war a am mbay mi tey nan la ñuy fexe ba jóge ci illeer ak daba tey xale yi ñu ngi béyee ak ay drone tey système agricole bi mu ngi évoluer tey li jëm ci wàllu technologie tey xale yi li ñuy def fii ci technologie start-up yi di am ci levier yooyu nan lañ ciy activé wu mais tey mënuma toog ñu toog fii après on va nous dire fan yëpp coow li lan moo fi xew Pikine koo gis mu ngay wut certificat de résidence ñu ubbi site ba ne ab DER xam nga man la mooy sama vrai problème Omar Faye chaque jour il le dit c'est-à-dire bu ñu jëlee privé national bi dooleelu ko parce que président turc suy voyager day ànd ak patronat am président marocain bi suy ñëw day ànd ak patronat am marocain yi bu ñu fi mënee am garage pompier bi tabaxal ko seen bopp ñun nañu dooleel suñu patronat mais nan la ñu dooleel suñu patronat tey wari jaar na suuf bugaan bu àndul ak yow joonu bi dina nërmeelu dañu nekk ci système boo xamante ni liñ dul woon def di taaba moom moo génn tey xale yi génnoon ci mbedd mi soxlawuñ leen lu dul ku leen taxaw mooy xale yi nga xam ne ay marchand ambulant lañ noonu nga daara bi nga xam ni mu ngi ci daara bi jàng na activité commerciale lay def nan la ñuy def ba fexe ñi war a jot financement bi ñu mën cee jot waaye bu fekkee dañ ko politiser pour régler ay questions politiques mën nga régler benn situation nag ci benn temps à un moment donné mais daf lay rattraper ëllëg nañu gën a jublu ci mbiru xale yi ndax bu ñu fajul soxla xale yi dinañ leen fajal seen soxla. Une dernière question laata ñuy dem Nabien parce que après dañoo war a marquer une petite page de pub et dugg si waxtaanu société c'est important xam naa xale yi ñu ngi koy xaar Nafi Dieye mu ngi koy xaar également mais justement ñu bëgg wax ni que depuis tout à l'heure ñu ngi wax ni que secteur privé dañ koy écraser entre autres si on peut le mettre entre guillemets docteur est-ce que tey jotul ñu dooleel suñu secteur privé national suñu bëggee régler ce problème du chômage parce que Pape Makhtar mu ngi lay citer tout à l'heure comme exemple est-ce que jotul ñu dooleel suñu secteur privé. kay mais dafa am loo xam ne c'est des choses kenn mënul am bébé bu rafet te duwul ne da ngaa dékku métitu kii matu métit woo ku ko traversé wul doo jur doom ñun fi mu ne ñi ngi jógee
ci benn phase bi nga xam ne mañ ko di la phase 0 mu suñ cee génn ba bërki démb fi ni ñu ngi au moins phase 1.0 parce que léegi ni goudron yi ngay jaar niñ leen organiser dañu ci organiser waale oto buy rouler à gauche waaye daal ci wedeer bi mënoo bu njëkk nag mënoon nga jaar à gauche dafa am ay inconvénients yu nekk ci transportation jóge ci benn zone dem ci benn zone ñi ngi dem ñi ngi gën di dem au jour le jour ci ay structuration l'informel va diminuer chaque jour dans ce qu'il apporte parce que plus tu as de formel moins tu as d'informel mais cela ne veut pas dire que l'informel est toujours la voie royale même ay Bill Gates ay Elon Musk ñooñu ñëpp dañoo génnee ci un certain informel bañ demee ci informel bu mag ba mais looloo tax tey ñu mën a créer ay yëf yoo xam ne comme TikTok évolution la mais TikTok en réalité moo remplacé léeba lu bon ba njëkk sa kaw maam ngay tëdd mu ne la waaw nekkoon na fi daan na woon du mbelaan mili balala mais mënoo pour autant taxaw ne non yii dafa tax suñu maam duñu mën a léebal ah kay demal sama mu léebal la mais bàyyi fi TikTok je veux dire que ñun nañu bëgg à la fois le beurre et l'argent du beurre dañoo bëgg li nga xam ne mooy am na ay avantage ci ñi ko yore ak évolution bi li mu imposé parce que boo xasee ba def autoroute rek interdit nga ko saret ak mbaam mais boo nee baram saret yi mer nañ baram mbaam yi mer nañ ñun am na côté boo xam ne dañu war a conformer wu à la réalité du Sénégal qui avance par rapport à des réalités du Sénégal, de l'esclavage, de la colonisation et même de la post-colonisation. loolu nag taxu bi ñuy taxu dana créer ay traumatisme. mais docteur par rapport ak réalité bi ngay wax on sait que suñu économie secteur informel am na ci solo moo xam artisans yi ak uude yi yow ban approche nga gisoon par rapport ak lu ñuy doolelee artisanat bi comme suñu uude yi tailleur yi ak et cetera. mais gis nga ñun ñëpp ci ay néegi ñax lañ juddoo mais nañ tabax kër gi ñi doon fanaan ci néegi ñax bi buñ ko bañ du dëgg bari na yoo xam ne nit ñi niñ ko déggee moo koy wax par exemple ñi fi njëkk a jógee Sénégal ma xamu leen kon ma xamal leen ko ñi fi njëkk a jógee Sénégal dugg bateau dem aji bi ñëwee sëriñ si dañu ne amuñu aj ñu ne lu tax ñu ne bateau bi yéefara ko doon dawal te di dem ci yonent Yàlla Muhammad amoo ku la yóbbu lu may benn yéefar kon amoo aj reereen nag bateau lu jar a ree la en tout cas mais c'est important xam naa dañuy dem na bien marqué après une petite page de pub revenir un peu ci société parce que Nafi Dieye ñu ngi dégg suñu papa di wax ne que sëy mën nañ ko takk sax ci car rapide donc loolu après il faut que mu expliquer ñu ko ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi koy dégg c'est important donc dinañ ànd ak moom léegi lay doon incha allah mais damay ñëw ci Mouhamed Mbaye Mouhamed sangu-sang yi maa lox loolu waaw foofu moom bëgg naa ñu dugg fa lool suñu bàyyi daal di ko leeral maa ngi nuyu bu baax a baax waa Njaareem sama dëkku yaay nag waa Ndóomor Baye Ahmed xam nga Ndóomor Diop Baye Ahmed xam nga dëkk bu ñuy wax Ndóomor dëkk ba déedéet mu ngi ci ginnaaw Tiwaawan diggante Tiwaawan ak Mboro waaw xam naa Mboro ak la ko wër yëpp waaw kay côté boobu nag waa Ndóomor ñoom maa ngi leen di nuyu tey di leen ziar tey nag maa ngi dalal Xaaji Moustapha dama bëgg nga daal di bégal sama baay ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di dem publicité nag bu ñëwaatee ba bégalaat sunu baay nag ci waxtaan wi doo koy bégalante ñun ci sunu biir kenn du njool mag wa hada ma haza lakin la yumasalu min tawaddu'in wa khusuhil qalbi warratami يماثل من توب
خشوع وخصوع القلب والرتم وصلي وعلى صبي سيدنا محمد ومختار في القيد دفلني من كل وصف الحميد ضعف على تفضيل الرجاء والبرايا يوم مصطفى سيدنا وصلي يا إلهي وجزي أنا عابا الصواء أن محمد مختار في الخير سيدنا وكان أسجاح أسقى الناس أخصانهم خلقا وخلقا وخير الحزب والأمم وصلي يا إلهي وجزي هني دفلني أن محمد مختار في الخير سيدنا وكان أصجاء الناس أخصانه خلقا وخلقا وخير الحزب والأمم سيدنا وصلي يا رسول الله يا محمد المختار في الخير أتدفلني وكان أسجاء أسخى الناس أغصنه خلقا وخلقا وخير الحزب والأمم وعلى صبي سيدنا محمد دفلني ما قال سنك مدينة يا رسول الله دين الرجاء والبراء يا يوم مصطفى أتدفلني الأخوة وكان جاء الناس أحسنه خلقا وخلقا وخير الحزب في دو في نعويد في رفت في وجزيان في دو في نعويد في رفت أنا محمدنا المختار كنت صف ينندف الليل وكان جاء خناس أحسنه خلقا وخلقا خير الحزب وصليا يدو في جاويد كيرف أنا محمدنا المختار وكان أسقى الناس أخصانه خلقا وخلقا وخير الإذن دفلني أن محمد كصب ين الجميع يا كان أسقى الناس أخصانه خلقا وخلقا وخير الإذن صلي يا إلهي يا مدنا المختار أجدف للي لكنه لم يزل يخطف مواسمه من يرجو من الله عونا خيرا جزيلا لكنه لم يزل يخطف
lay digal du la dugal da lay yégal da lay bégal digale la la mugal ci la jafe la Yàlla wax yarjo min Allah وانا صفي سيد الحاج مالك سيد ارجو من الله ين ñepp def leen ni Maodo da lay digal du la dugal da lay yégal da lay bégal digal la la mugal di la jafe la Yàlla wax arjo ñepp def leen ni Baaya Alkara ana sara dem leen ci waawal seeti Sëñ Mbay Si Mansour la 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 yarjo yarjo sama Maodo neena yarjo min Allah ñepp def leen ni xalaat la ana soppay yornel seen loxo yi xalaat la kuma soppal Sëñ Babacar seen loxo yi xalaat la ñi mu jàngal ñi fi raw xalaat la ñi nga jàngal ñoo fi jàngale xalaat la Maodo ñi nga defar ñooy defare xalaat la xalala 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 Seydil Haaji Malik jàngu baray na lay lay jëdëyre ma soppal Sëñ Babacar sama ko ca kaw lay lay jëdëyre Seydil Haaji Malik maanu baray na lay lay jëdëyre waaw Maodo Malik jàngu baray na lay lay Maodo sikkar la wolo donu nambar Seyxuti Alaaji momo la wolo donu nambar Seyxuti gaañi def leen ni loxo yi momo la wolo donu nambar Seyxuti El Hadji Malick Baaya Alkara ana saara dem leen Tiwaawan seeti Sëñ Mbay Si mu jarala yàlla koy firile ba mu tas tasaare ko yarjo min Allah aca def leen ni kayanjo kuma yandoo di la waxtaane doo fa ñaaw ana soppi Seydi Hadji Malick Si la ilaha illallah la ilaha illallah ko sopp Mam Maodo nel Maodo Mam Maodo Mam Maodo mayando di la waxtaane doo fa ñaaw la ilaha illallah di la waxtaane doo fa ñaaw biya safala duwa jalla ilahuna ku bëgg Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Seydi Hadji Malick neen yonent wi biya safalat wa jalla ilahuna miraran biya sara suyuf jusulu kayfa yatimu al-umru in dumtu awna وعلى الذي لولا وضاع سبيله وعلى الذي مؤمن انتبه فالله يحتي لنا المنى فلولا وحقا لا يكون فطيل وعلى الذي قطب ينتبه عزيز متحر روف رحيم سافع ووصول وعلى الذي نور
الوجود متلزم به في حجاب الجسم فهو وكيل صبات عن بدر دون الكفر قد نفى كما الضوء في طين وقام يجول فدنياكم وهاكم إذ حقن الغداء هل الثور من دار حبيبي قليل يا طلعت لنا شمس الهدى وصفت تجاه حليفة بابا درسينا يا تابلا سيد بابا كريم سما واجلا ويرسل ما والوجود جودي لجودي بحر النظر في حضره